dal leen nag jàmm ci xibaaru bis bi ci Senweb TV lu ci gën a fës bokk na ci nouveau gouvernement bi Aminata Mimi Touré mu ngay dànkaafu Ousmane Sonko waaye itam moom moomee di Mimi Touré daal dinay tontu Ousmane Sonko ci ay pig yamu def tey leeral ligne pouvoir bi dinañu wax ba tey ci mbirum Cheikh Yérim Seck mi nga xamante ni dikkaat na si ay risques yu rëy yi nga xamante ne ni moom moo gàccu ci kanamu Ousmane Sonko dinañ ko gën a yaatal kii nga xamante ni moo di Moussa Balla Fofana daal di ne jóge ko Pastef wàllum économie danañu wax ci urgence yi nga xamante ni moo nekk ci kanamu Tabaski Ngom ku dëggalu ay avocat wam gannaaw ba ñu libéré kii di Moustapha Diop te amaluñ benn yoon confrontation dinañ leen ko dégtal kii di Amadou Ba mi ngay sànni xeer arriviste yi nga xamante ni ñooy waxtu bu mujj bi pacte ay complot ca Cap Manuel ay révélation yu grave yu ministre conseiller bi di Aldiouma Sow def dinañ leen ko daal di jottali Cheikh Yérim Seck tamit daal dinay xam ne nag le maire Thiès Babacar Diop waxee déet njiital réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ca ministère des pêches Fatou Diomaye Faye Ousmane Sonko position Mbougar Sarr dinañ leen ko daal di dégtal ca PS ki nga xamante ne ni moom moo di Aminata Mbengue Ndiaye mu ngay dànkaafu Serigne Mbaye Thiam ak ay ñoñam ba tey si wàllum xibaar yi danañu dem ci Sédhiou wax ci wàllum directeur hôpital régional ba daal dinay tekki ndombal tànkam lu ko wundu danañ leen ko dégtal ca na mu gën a yaatoo divorce bu am ci sommet wu état sénégalais bi Diomaye dafa am benn plan en 6 phases bu ñu sukkandikoo ci responsable jeunes yu Pastef France di Pape Gueye danañu wax gannaaw loolee si waa FDR yi exigé nag retrait wu Ousmane Sonko ca pencum ndaw réew ma lu bu yembee dinañ ci toftal xibaaru tàggat yaram bu ñu koy ndar képpee mbokk yi li moo gën a fës si wàllum tënk ngeen taaxee lu nees tuut gannaaw bàkk bi ñu daal di koy yaatal. mu ngoog bàkk ba jib na nuyu nañ leen bu baax yéen ñuy teewlu waxtu temb ci Senweb xabaar yi nañ leen ko diggee lañ koy dal di defee politique nouveau gouvernement bi Aminata Touré mu ngay dànkaafu ki nga xamante ne ni moom moo di Ousmane Sonko ci RFI la ñu ko dalal coordonnatrice coalition Diomaye président bi évoqué na mise en place nouveau gouvernement bi ak absence bu ñu remarqué ci poids lourd yu Pastef comme mën na ko Ousmane Sonko sàkko ci média français ba Aminata Touré ñu gën koo xam ci turu Mimi mu ngay dànkaafu nekk jamono ji njiital assemblée nationale ci benn possible blocage ay action nouvel attelage gouvernemental bi ci pencum ndaw réew mi nee na bu dee ñëpp dañoo desandi si respect wu ay prérogative am ba noppi nag dal di jiital intérêt yu Sénégal waruñu woon rek am problème yaakaar naa ne nag duñu nekk ci ab situation bi nga xamante ni dañuy jëfandikoo ab institution ngir assouvir ay intérêt personnel moo xam ne ko moom Mimi Touré jëmale ci Ousmane Sonko intégré comme député def na boobaak léegi ay bis puis ñu daal di koy fal njiital assemblée nationale mu daal di fay nekk ci place El Malick Ndiaye mu démissionné ngir daal di koy xàllal yoon wi ancien premier ministre bi toftal si ne mënuñoo nekk ci ay scène de ménage éternel doonu lu mu ne sa nekk bu dee ku nekk nag dafa jiital intérêt yu ay population bi nga xamante ne ni ñoom ñoo daal di yittewoo justement de tout sauf ab crise institutionnelle ku nekk dafay jouer rôle am assemblée nationale dana jouer rôle am exécutif bi jouer rôle am judiciaire bi jouer rôle am bokk ci tamit li nga xamante ne ni moom moo di conseil constitutionnel bu war a connaître constitutionnalité wu loi yi li nga xamante ne nii nag mooy lu Sénégalais yi di xaarandi la te yaakaar naa ne nag danañu juger sur pièce ba muy amal conférence de presse Ousmane Sonko dafa dal di réagir indirectement ci yooyu les craintes bu ab motion de censure leaderu Pastef bi dafa dal di rassurer ay compatriotam moom Mimi Touré ancien ministre de la justice bi daal dina insister ci solo ba distinguer justice ak combat comme politique nee na reddition des comptes nekkul ne mooy règlement de compte dafa doon ñaari mbir yu bokkul bu ñu sukkandikoo ci moom volonté politique bi nag mënees la remplacer exigence yu droit mënees ngeen am benn adversaire politique bi nga xamante ne du ngeen ko bëgg te nag da ngeen di dal di souhaiter daal di koy gis mu disparaître
ci seen politique bi li ni mel du doy ngir ab juge daal di koy condamné ngir camp présidentiel bi Bassirou Diomaye Faye dafay desandi profondément attaché ci transparence ak responsabilité bi ci gestion publique bi waaye nag ci respect strict ay principe état de droit bi njiital réew mi nag dafa gën a rek daal di téye wa ila gën a jox gëdd ngir wàllum reddition des comptes waaye pas ngir wàllum règlement de compte mu daal di koy xamle moom Mimi Touré ci kàddu yu mu daal di xamle. ñu dalal ko ca émission faram fàcce taskatu xabaar ak analyste politique bi la di Cheikh Yérim Seck daal dinañ am conviction que ni daal benn nouveau cycle politique daal dinañ koy ubbi ngir ancien premier ministre bi la di Ousmane Sonko gannaaw ba mu annoncé nag non participation bu Pastef ci gouvernement bu yees bi ñu sukkandikoo ci moom sortie médiatique bu nouveau président wu assemblée nationale bi def altine dafa doonoon laata lépp destiné ci base politique am Ousmane Sonko dafa waxu ba askanu Pastef mu daal di koy xamle jàpp que ne leaderu patriote yi dafa conscience ci nouvelle configuration politique bi nga xamante ne ni ci lay évoluer désormais ci avis Cheikh Yérim Seck chefu Pastef bi dafa retrouver wu ci benn situation bu ñu mësee su la gis depuis ba mu accéder ci camp pouvoir bi dafa dal di xam ne benn cycle politique bu yees daal dinay ubbeeku ngir moom dafa ne woon ci gouvernement bi te nag daal dina ciy génn par conséquent dafa jëm jublu ci ay ëllëgu incertain analyste bi daal dinay évoquer tamit ay risques yi nga xamante ne ni mënees na confronté ak ancien ministre bi ne attention mi ngi courir ci ay risques yu rëy lool tous les risques yi nga xamante ne ni c'est imaginable daal dinay risquer ay poursuites daal dinay risquer ñu daal di koy wili pandé mu daal di koy déclarer di juger ne ab leader politique bu ñu placé ci ab situation bu bi ni mel dafa am obligation mi maintenir benn lien bu fort ak base militantam mu daal di koy xamle ngir ancien collaborateur Jeune Afrique bi objectif principal du discours Sonko bi dafa doonoon gën a dëgëral ay troupam gannaaw rupture politique beek njiital réew mi li ni mel moo tax mu wax ay militant wam ci ba muy expliquer raison yu rupture bi ba noppi nag sàkku ci ñoom ngir ñu booloo doon benn say mu analyser ko Cheikh Yérim Seck dafa jàpp tamit que ni daal prochain congrès bu Pastef bi dafay doon benn étape décisive ngir avenir u parti bi bu ñu sukkandikoo ci moom mouvement bi dafa jànnoog benn défi bu ñu mësee su la gis ci cohésion interne ngir gulleet ci histoire Pastef dafa am benn risque ba xaajaloo mu xamle ko journaliste bi jàpp na ni nag njiital réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa fas yéene fi mu ne ni jouer pleinement propre partition politique am ci fànn boobu communication Ousmane Sonko dafay viser bu ñu sukkandikoo ci moom ci remobiliser militants yeeg responsable yi ci moom ngir rek mën a jànnoog nouvelle donne politique bu juddu ci rupture bi entre ñaari principaux dirigeants yi nga xamante ne ni ñu ngi jógee ko ci Pastef. ba tey ngeen di taataan xabaar yi ci Seneweb ñu dal di àddu jëmale ci leneen Cheikh Yérim Seck gannaaw nag loolee mu xamle ci Ousmane Sonko am na kenn ki nga xamante ne daal dinay woon gannaaw Pastef Moussa Balla Fofana moom la ñu reconduire ko ci poste ministre de l'urbanisme des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires moom daal dinay officialiser ne tekki na ndombal tànkam ca Pastef les patriotes ba muy tontu ak franchise ci ay vœux de clarification Ousmane Sonko yi nga xamante ne da doon reproché yenn ministre di si ñu bañ a toppandi ay orientation parti bi ministre bi dafa assumer benn choix de conscience di privilégier parachèvement wu ay chantier profond wu département ministériel am ak nag devoir am jëmale ci nation bi jànnook ay logique partisane daal dinay féddaliwaat loyauté ci njiital réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye lépp ci sële indépendance am politique ñu reconduire ko ngir ñetteelu yoon bi ci biir attelage gouvernemental bi Moussa Balla Fofana daal dinay fësal profonde gratitude am jëmale ci njiital réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngir kóolute bu mu féddaliwaat ci moom di leeral ne daal moom moomee musula woon collaborer ak njiital réew mi laata accession famille politique am ci pouvoir bi daal dinay rafetlu nag soutien wam bu constant bi ci réalisation ay projet wu ministère am ministre bi dafa daal di profité ci
boobu la tribune ngir nag def benn mise au point bu solennel ci kanam citoyen yi ne mi ngi waat ci yàlla ne mukk njiital réew mi waxut ak moom ci wàllum projet politique daal dinay tenir tamit ci feddaliwaat ay kàddoom nga xamante ni ay propos fraternel la jëmale ci Ousmane Sonko njiital parti Pastef bu mu qualifié ne daal magam la ak nag koo xamante ni dañoo àndandoo xeexandoo di xamle ne daal dara mënula daal di effacer histoire bi nga xamante ne ñoo ko bokk ak lien yi nga xamante ne ni jot nañ ko amal rupture politique bi daal dinañ koy consommer ci nag ba muy réagir ci déclaration bi Ousmane Sonko bi boo xam ne yenn ministres yu ñu reconduire dañoo dal di tànnoon bañ a conformé wul ci orientation yu parti bi. Moussa Balla Fofana dafa tontu ne daal waaw dama agir en toute liberté et à titre personnel dal di bañ bépp idée de défiance wala simple calcul ngir conserver postam ministre bi daal dinay xam ne nag dafa jël boobu les décisions en son âme et conscience lépp ci xam ne daal da doon jànnoog ay calomnie ba noppi perdre famille politique am confronté ci benn dilemme entre alignement partisan ak devoir national choix wam da ko porté ci patrie bi ngir honorer ay dige yi nga xamante ni dig nañ ko askanu Sénégal atu 2024 Tabaski Ngom la ñaatu ci ay mbiram ouf de soulagement la ngir ay militants yu Moustapha Diop waaye benn véritable coup de massue ngir défense Tabaski Ngom moom mi nga xamante ne dañ ko inculpé ngir wàllum détournement wu deniers publics ñeel lu ëpp 700 millions de francs CFA ko inculpé wam bi Moustapha Diop bu muy tuumal ne daf ko manipuler à coup sur coup daal dinay am liberté am ci benn pàcc bi Moustapha Diop dafa bénéficier woo benn liberté provisoire sous contrôle judiciaire ci kanamu commission instruction bu haute cour de justice ci mbirum ay fonds force Covid-19 gannaaw ba mu consigné 120 millions de francs CFA ci beneen pàcc bi ci dossier wu agence bi ngir promotion ay sites industriels di ca pôle judiciaire financier chambre d'accusation financière bi dafa infirmer décision ay juge d'instruction yu nga xamante ne dañ ko bañaloon liberté provisoire bi ci lu ñu ko placé sous bracelet électronique ab libération bu nga xamante ne ni nag dafa suscité ab réaction indignation ak réprobation ñoom ñu ñi Ndeye Fatou Touré ak El Hadji Bass di ay avocat membre yu collectif avocat yu Tabaski Ngom ñaari juge yu instruction yu assuré co-instruction bi ci mbirum Tabaski Ngom bi dañoo opposé wu ci mise en liberté provisoire malheureusement daal dinañ koy libéré sous bracelet électronique ñoom waa chambre d'accusation financière bi te dafa doon ci benn contexte bi nga xamante ne ni amul benn confrontation. Ancien ministre de la culture Amadou Ba daal dinay réagir nag ci nag lëlmbëj yu am ci langue politique bi ci rupture bi ci diggante njiital réew mi Bassirou Diomaye Faye ak leader Pastef Ousmane Sonko nee na oui j'étais mourant et nag j'étais tenu bon par croyance au projet ak justice bi ngir suñu ay martyrs mu xamle ko ci benn bataaxal bu mu biral sur X ak benn vidéo bi nga xamante ne ni ñu ngi ko ci gis mu aliti mandataire Bassirou Diomaye Faye bi ci ba ñuy amal présidentielle le 24 mars 2024 daal dinay nag fàttali sacrifice yi nga xamante ni def nañ ko ci at yi nga xam ne yëpp dañu ko xeex nekk ci kujje gi tey ba ñu ñuy yeggee ci pouvoir bi naka noonu Amadou Ba daal dina ci daal ñi nga xamante ne ni daf leen qualifié d'arriviste de la dernière heure maanaam ñu ñëw ci waxtu mujj bi di leen exorber si rek ñu bañ a alimenter tension yi si diggante ñaari principal figure yu camp présidentiel bi nee na benn arriviste waxtu bu mujj bi du poussé wul njiital réew mi ci ab confrontation ak Pastef ak nag frère am bi di président Sonko mu lancé ko daal dinay nag gannaaw loolee def ay ñaan si succès ak ay réussite jëmale ko ci gouvernement bu bees bi. Quel ba sorti wu leader Pastef bu Ousmane Sonko ministre conseiller à la présidence de la République yor waa pôle politique société civile ak syndicat ak membre bureau politique national Pastef Aljuma Sow daal dina biiral benn bataaxal bu gudd ci Facebook si yi nga xamante ne si défendre vigoureusement l'union chef de l'état bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye tey dikkaat ci tension yu am ci nag si biir si mouvance bi si boobu les publications
déclaration si mu def responsable politique bi dafa insister ci constance su njiital réew mi si bëgg-bëgg mu promouvoir dialogue politique bi buñ sukkandikoo si moom boobu lee tànneef mu assumé depuis appel au dialogue national mai 2025 bi dafa relever benn méthode gouvernance waaye nag du ab calcul conjoncturel. Aljuma Sow xamle na tamit que ne njiital réew mi du doon mës a conclure wàllum pacte secret rawatina participer ci ay arrangement politique si détention ba ca Cap Manuel. Dafa soutenir que ni critères yu évaluation président bi dafa war a desandi bu ñu sukkandikoo si moom programme am ak serment wam ministre conseiller bi daal dina évoqué gannaaw loolu existence supposé wu ay pacte ak i complot yi nga xamante ne nii dañu ko dal di lal si ay cercle yu restreint si période am bi wa ilaa si bile période di accuser nag yenn acteurs politiques ne dañoo jéem ay manœuvre ngir nag influencer ak ëllëgu projet politique Pastef bi ba noppi nag teg ca tamit équilibre électoraux yi si bataaxalam bi dikkaat na tamit si dynamique interne yu parti bi ci ba ñuy amal élection législative yeeg locale yu ñu weesu di dénoncer ay choix d'investiture yu mu jugé défavorable ci ay cadre historique ci profil wu allié yu mu jugé opportuniste. Poste ba ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation dañu ko proposé woon docteur Babacar Diop maire Thiès ci bañ muy def gouvernement ngam bi nga xamante ne ni jëwriñ bu njëkk bi la di Amadou Al Amin Mohamed Lo moo ko jiite. Information bi nag taskatu xabaar bi di Cheikh Yérim Seck moo ko xamle ca TFM ci benn édition spéciale bu ñu jagleel ab jànkat ci composition gouvernement bu yées bi. Taskatu xabaar bi la di Pape Ngagne Ndiaye di ko doon animé. Docteur Babacar Diop maire Thiès ak professeur université dafa gis ñu daal di koy proposé portefeuille yu enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation njiital réew mi moo ko proposé waaye nag daf ko won gannaaw boobule offre jàpp ne daal dafa fas yéene wéyandi mission am ci bopp ville bu Thiès ba noppi consacré wu pleinement ci ay projet yu mu engagé ci bénéfice su ay askanu Sénégal. Poste bi nag si ngoonee lañ ko mujjee jox Boubacar Camara mu xam li ko moom Cheikh Yérim Seck bu ñu sukkandikoo taskatu xabaar bi choix wu maire Thiès bi dafa traduire bëgg-bëgg mu ba wéyandi action municipale am ba noppi mener à terme chantier yu bëri yu développement yi nga xamante ni engagé na ko ci capitalu raay bi. ñu jubali ca PS ba nouvelle zone de turbulence moo mel ni daal moo fa dal di feeñ foofee ca parti socialiste si benn communiqué bu ñu biral secrétaire général du parti ba fësal na ay préoccupation am gannaaw ba ñu amalee benn réunion bi nga xamante ne ni yenn militant ñoo ko organisé en dehors cadre officiel yu concertation formation politique bi ñu sukkandikoo si responsable socialiste boobu lee ndaje dañu ko dal di initier sans validation préalable ay instances compétentes violé si noonu ay règles yu doxalin yu ñu prévoir par les statuts et le règlement intérieur du parti. rax si dolli ay discussion dañu ko amal ci benn projet de création benn structure baptisée Dundal Sénégal benn initiative bi nga xamante ne ni émané wul benn décision ay organe dirigeant yu parti socialiste bu Sénégal mu jënoog situation bi ni mel secrétaire général bi daal dina leeral que ne boobu lay doxalin engagé wul parti bi ci état actuel mbir yi di fàttali que ni bépp orientation politique wala organisationnelle dafa yittewoo ñu daal di koy examiner ba noppi instance habilité yi daa di koy jàngat mu daal di koy dànkaaf moom Aminata Mbengue Ndiaye jëbale ko ci Serigne Mbaye Thiam ak ay ñoñam. Docteur Aboubacar Traoré doonatul directeur hôpital régional Amadou Tidiane Ba bu Sédhiou daal dinay xam ne tekki na ndombal tànkam àllarba démb bi ci benn bataaxal médecin bi daal dinay assuré ne daal dafa jël décision wam daal di koy yeggee ministre de la santé docteur Ibrahima Sy gannaaw ba mu ci xalaatee bu baax a baax di invoquer ay raisons à la fois personnelles ak professionnelles. Docteur Aboubacar Traoré mi ngi jëloon fonction weeru septembre atum 2025 mi ngi wutu woon Ousmane Seck Diam ak ambition mu relever plateau technique beeg service d'accueil bu hôpital régional ba recruter ay ressources humaines de qualité ak yokk condition mu liggéeykat ya moom nag passewul at ci li nga xamante ni moo di postam bi.
divorce bu am ci sommet wu état bu Sénégal nee nañ Diomaye Faye dafa am plan en 6 phases bu ñu sukkandikoo ci responsable jeune yu Pastef France di Pape Gueye ca média digital décrypté l'Afrique bu ñu ko dalal moom mi njiital jeune Pastef France Pape Gueye si la évoqué nag takkaliko bu am si diggante njiital réew mi Diomaye Faye ak ancien premier ministre am bi di Ousmane Sonko dafa jàpp ne gannaaw boobule nag xaajaloo dirigeant sénégalais bi dafay jéem a fragiliser parti politique bi leader am Ousmane Sonko ba noppi tenté dal di koy xañ mu dal di candidaté ngir présidentielle 2029 bi nee na dafay jëfandikoo média yi ngir étaler récit wu isolement wu Pastef mu dal di koy xamle nee na nag dana dem fii ak at di jéem a rendre possible wala même très compliqué benn candidature Ousmane Sonko ngir atum 2029 bu nag tasi assemblée dina nag peut-être couplé législative yeeg élection locale yu 2027 mu xamle ko ba tey moom mi di rek Pape Gueye bi xamle ne daal Diomaye plan boobee en 6 phases daal moom la dal di lal FDR ñu ngay exiger nag ñu jëlee Ousmane Sonko ci pencum ndawu réew mi ñoom Front pour la défense de la démocratie et de la République ñoo dénoncé lu ñu jàppee de coup d'état parlementaire bu nga xamante ne parti au pouvoir beeg orchestré ci benn communiqué bu ñu jot coalition ba dañoo jàpp ne daal dellu si ancien premier ministre bi ci assemblée nationale dafa doon à la fois lu dëppawut ak yoon ak lu illégitime FDR di félicité aussi mobilisation force vive nation bi contre boobu les doxalin bu ñu sukkandikoo ci coalition bi 147 partis ak i mouvement politique jot nañoo signé ba noppi benn déclaration commune bu xamante ne mi ngi daté 24 mai 2026 ngir ñàkk ànd si boobu les initiative daal dinay rafetlu tamit saisine conseil constitutionnel bi nga xamante ne député yi ci ku jege ko def jàpp que ne boobu les action dafa doon benn xeex ci faveur démocratie ak stabilité institutionnelle bi. tàggat yaram lamb laa koy dooree Reug Reug nag mënewul à son terme face à face am beeg taskatu xabaar yi mu organisé ko alxames ngir combat wam bi contre Boy Niang alxames gile rendez-vous bi nag daal dinañ koy fixé ca terrain Rix bu Thiaroye-sur-Mer lutteur bi nag mi ngi fay yegsi ba noppi nag daal di régalé ay fansam si benn tuus bu rythmé laata nag muy taxaw fas yéene nag janook média yi malheureusement ngir presse bi ndaje ba nag dafa mujjee rek dal di jeexee en queue de poisson ndax benn foule enthousiasme bu débordé que organisateurs yi nag mu ne suñ ko contenir nit yi bu ñu avancé woo jëm ci seen champion point d'avaler espace bi nga xamante ne nii Reug Reug ak équipe am fa la ñu waroon a testé au final mbër mi dafa dal di écouter séance bi ba noppi ñibbi këram record bu biral xibaar bi daal di koy regretté. Ministère des Sports premier conseil des ministres gouvernement Al Aminou Lo bi daal nañ koy fixé ëllëg ci àjjuma ji nouveau premier ministre bi moom moo annoncé li ni mel altine gi la ñu weesu si ba muy biral liste ba ay membre am li ni mel di signifier que ni passation de service yi warees nañu ko boucler laata boobu les premières réunions ca ministère des Sports Khady Diène Gaye moom yemb na ba noppi si jëbbal lenge yi jireen Clotilde Coly bi nga xamante ne ni moom moo jël tamit en charge jeunesse bi cérémonie bi ñu ngi ko prévoir alxames su tey gile ba 11h jotee ca locaux yu boobu les département nekkee ca cité kër góor gi mu ngoog lii la ñu di loon tey ci xibaar bi su tey gi jaajëfal leen bu baax a baax ci ànd bi safoo beeg kóolute gi